citoyennes ak citoyens bu Thiès Nord maa ngi leen di nuyu bii ma teg ko ci délégué taax kaw mu joxal ma ko délégué yëpp yi nga xam nekk nañ fi di nuyu coordinateur Parti alternative sénégalaise ak tous les délégués du Parti alternative sénégalaise di nuyu le vice-président du parti di nuyu la secrétaire générale du parti di nuyu l'administrateur du parti vraiment waa alternative sénégalaise yi ñëpp maa ngi leen nuyu muy responsable ak militant et militant maa ngi nuyu sama invité yi nga xam ne ñoom laa àndal fii tey monsieur jiital monsieur Abdoulaye Mao Fall bi nga xam ne mooy président APDR maa woo day def sama xarit maa woo li ma seq moom si politique seq ma ko kenn parce que dafa raw politique maa woo dafa yàgg vraiment ma gis fu ma taxawoo ak ni ñu taxawante ni nekkante te lépp mu nekk si ngor maa ngi nuyu aussi le président du mouvement Sagesse monsieur Doudou Sow bon di fàttali tamit am na benn responsable mu àtte loolu da ko fàtte mission responsable de la sécurité donc maa ngi koy nuyu aussi di nuyu délégation bi mu àndal yëpp di beral nuyoo soxnaam parce que bu ma ñëwee dama ko ne bu fekkoon si soxna xam naa ne ñëw na kon xëy ni sama soxna toogee sama wet noonu lay toogee sama wet laaj Doudou bu nu ko xamee waxtaan dat yi ñu ngi waxtaan ak ñoom ñoo ànd bëgg ànd def élection si Thiès Nord bi ñu jógee foofu ñu am beneen coalition nationale boo xam ne ñu si waxtaan xëy na 10 bii di ñëw te 10 avril si la leader yëpp di daje ñu mën a arrêté li ñu arrêté boobaa dañu koy jébbal askan Sénégal ñu xam ne si nekk mais li ko waral lépp liggéey te mais gërëm samay xarit sama xarit yi nga xam ne vraiment bi nekk xale bi la ñooy ànd muy ñoom Babacar Ndiaye Ada El Hadj Diop ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant Assane Bey si la bokk parce que moom it délégué la moom ñaari cër la fi am di gërëm ñi nga xam ne sama yeneen grand yi nga xam ne ñu ngi si kaw mais gërëm le préfet di sunu borom kër secrétaire général ñëw jàppale soxnaam jàppale ko si parti bi des fois sax mu yëngu loo xam ni parti bi sax jabaral sax yëngu ko di gërëm suñu grand Alassane Seck bi nga xam ne aussi mu si kaw tribune bi di gërëm ñoom Cheikh Omar Diegane ak waa Diegane ñoom yëpp ak délégation bëri bi nga xam def nañ ko dama leen bàyyi léegi ñu dem parce que dana war a dem Gambie léegi si guddi gi di gërëm aussi toutes les braves femmes yi nga xam ne nañ si parti des présidentielles yi parce que présidentielles yi boo xoolee jigéen ñoo si ëpp bien am na góor di gërëm les jeunes la jeunesse dafa naan taxaw nañ fi taxaw bu rafet di gërëm aussi jigéen ñi fulaale yi parce que initiative bi ñu am dans le parti donc defuñu ko loolu pour dajale nit ñi xaj génnewuñ si kenn xëy na def nañ seen anniversaire bu ne tam liwaat xëy na jigéenu parti bi si boobu na ànd ak ñoom ñu liggéey si loolu donc vraiment maa ngi gën leen sant di gërëm vraiment ñi nga xam ñëpp teew nañ fi di gërëm jeunes yi nga xam ne mobilisé nañu en l'occurrence ku mel ni Lamine Dramé ak ñi mu àndal ak waa Mbène Fall kooku fu ma jaar seet ko si nuyoo bi parce que gis naa li muy def tëddut nelawut en l'instar de tous les autres jeunes surtout ñi nga xam ne ñoo nekk comité de pilotage bi nga xam ni ñoo ñëwoon di yor organisation bi di gërëm organisation Moussa Fall ak groupe bi nga xam ne ñoom la àndal ñoom ñëpp Ousmane Dieng ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm Siré Diallo vraiment maa ngi leen di gërëm Maguette Gueye Bakary vraiment ak ñeneen ñi si nekk ñëpp ñoom Mbaye Diouf ñoom Ndiaga Pène donc sans exception xam nañ ngeen yéen ku lim juum xëy na am na ñoo fàtte mais ngeen baal ma nga xam ne sama xol moo seet si yéen donc li ñu fi dajale tey laay wax li ñu fi dajale tey danoo bëggoon woo nit ñi parce que bu ngeen xoolee suñu programme d'activité doon tàmbali woon di def dans les quartiers dem nañ fi Ngent bi ñu demee Ngent soxna Ndeye Diarra Diallo ñu foofu ak tous les délégués ak tous les responsables de Ngent ñu koy fa dem Kawsara Naar Seck bi nga xam ne mooy nag délégué parce que bi ñu demee Ngent Adama Sène mi délégué Ngent moo ñu ànd ak ñu dalal ñu kër Ndeye Diarra ak tous les responsables de Ngent vraiment mu am réussite exceptionnelle ñu jógee fa ñu dem Kawsara bi demee Kawsara Naar Seck dalal ñu
mu dalal ñu vraiment dalal aussi bi exceptionnel ñu visité lépp constaté li nga xam moo nekk ñu ca fay proposition de solution. ñu jógee Kawsara war dem Thiali bi demee wala dem Thiali malheureusement problème Covid bi gën a duggaat ñoo ne tey dans rassemblement gi demee noonu donc suñu programme donc mu amul tard du mois de décembre janvier février bu ñu def programme mars ñëw ñu wàññi mesure barrière yi si ba yenn mesure yi si Covid bi ñu xam ne bu ñu fa jógee koor gi day ñëw koor day métti kenn du mën a def activités yenn activités yi ñun tey nañu woo responsable yëpp yi nga xam ñoo dëkk zone nord ak suñu responsable yi nga xam ni ñoo nekk si yeneen communes yi donc pour ñu ñëw pour vraiment def benn meeting de sens de remerciement wax leen aussi activités yi nga xam bon def ñu teg ko tam sur le plan national parce que ñun alternative sénégalaise ñu structuré woo mooy c'est très simple ñun on est constitué en cellule de 30 personnes cellules yi ñoom ñooy ànd au niveau de le centre de vote nekk fa les centres de vote ñu nekk des cellules de centre de vote cellules yooyu ñoo mieux vu en comité électoral et je pense que zone nord bi nga xam ne fa laa nekk dans tous les centres de vote yàlla suturaal nañu ba am nañu des cellules yoo xam ne actuellement ñu ngi préparé seen campagne électorale def seen centre de vote seen investir loolu foofu lañ toll moo tax vraiment ñu ngi remercier ñëpp sans exception si militants yi gis nañ ni ñu def gis nañ fi ñu dugg ak li ñu dox lépp loolu vraiment ñu ngi leen di remercier loolu moo taxoon tey jii ñu wax loolu. encore tey aussi fekkoon am na formation yi ñu doon def doon formation Kër Cheikh pour les leaders jóge fa dem dans les quartiers dem Thiali 2 fois dem nañ Thiali formé fa céréales demaat Thiali formé fa savon ak savon ak eau de javel et de suite ñu dem Kawsara defar fa céréales tey jii ñëw Kër Cheikh def fi jus plus de 22 types de jus ñoo nekk fii actuellement jigéen ñi ko formé donc loolu bu ñu ko defee xam naa nañ dugg Madina Fall nañ dem Guinaw Rail nañ dem Jaxaaw nañ dem dans tous les quartiers de Thiès Nord et au-delà de Thiès Nord parce que actuellement ñu ngi tàmbali comme ni ko waxee woon nous avons notre délégué notre coordinateur de Thiès Est mu ngi fi notre coordinateur de Thiès Ouest pour montrer quand même que Thiès gi yëpp incha allah dañ ko fi def. dans les autres départements aussi tamit vraiment yàlla suturaal nañu ñu ngi def maillage ba dans tous les départements du Sénégal les 45 départements nous avons des responsables jóge foofu ñu ngi liggéey sous peu di ngeen gis tournée bi ma def du ngeen xool yi liggéey donc vraiment moo tax ma ne tey na nga ko def pour ma gërëm militants yi di gërëm le responsable de Kolda di gërëm le responsable de Touba li ngeen ma fi may ma gërëm kenn spécialement ku naan Matar Diop def naa yéen ñu suivre réseaux sociaux yi Matar Diop mësuma koo teg bët mais li muy def si réseaux sociaux yi si sama jëm defe naa ne ñu ngi koy bàyyi ak yàlla na ko yàlla fay parce que war naa dem Touba ziare sëriñam ak sama responsable yi nga xam nekk nañ foofu doog nañ ko def mais Matar Diop mention spéciale xam naa ni nga suivre réseaux sociaux yi nga xam ne mu dem Matar kontaan naa si yow yaakaar ji nga am si man ak li ngay wax si man si yow doon nekk baax bi si yow kon Matar ngeen xam ne Touba la nekk et ce qu'il est en train de faire di ma ko waxal di ko def yéen ñëpp gis ngeen ko vraiment dañ koy bàyyi ak yàlla bu ma leen ni mosuma koo gis di ngeen ko gëm je l'ai jamais vu damay dégg di suivre sama discours loolu tax moom engagement boobu si man donc incha allah dañ ko war li muy yaakaar si ne incha allah dañ ko monté sur le plan national. donc bu ñu jógee foofu tey jii ñu doon di beneen prétexte bi moo tax ñi nga xam doon nañ def formation en jus dañ doon ñëw doon seen diplôme vraiment ñoo ngi jël sur le plan protocolaire parce qu'on devait faire une photo de famille ak ñoom bu ñu paree on va le faire léegi pour le pays de symbolique diplôme yi loolu aussi mën fi ñëw. bi ñu jógee foofu aussi ñu ni situation Sénégal il faut tamit ñu wax si parce que ñëpp dañoo xam ni fi ñu doon nekk si période Covid ñu jóge si Covid bi nga gis période Covid vraiment ni ñëpp gis nañ coono yi nga xam ne am nañ ko coono bi nga xam nit ñi nekkee nañ ko sonn am entreprise yu bari yoo xam liggéeyatuñu crise bi nekk une crise profonde ñëpp à tous les niveaux am na ñoo xam sax liggéeyatuñu dara dañoo tëj yu demee ni hôtel yeeg yu demoon ni yenn artistes yeeg ainsi de suite vraiment mu nekk crise boo xam ni kenn mën la ko expliquer nit ñi toog ay at ay weer liggéeyoo ñëpp xam nañu ko toog weer liggéeyoo waxantuma la ay weer donc sonn nga say njaboot sonn ñëpp sonn nañu donc ñu ngi leen di mbasaw ak ñi nga xam ne feebar bi laal na leen ñu ngi leen di ñaan yàlla may leen wér di ñaan yàlla Covid bi jóg na fi Covid boobu nag bu fi jógee war a am reprise économique am na loo xam noonu la war a taxawee ñi nga xam ñoom lañ jox suñu alal amaan na aussi une crise boo xam ne jóge na nekkoon na fi
boo xamoon ne avec des événements yoo xam ne avec soulèvement population yi def naa loolu tamit ñun gis nañ ko vraiment di gërëm population bi nga xam ni xamoon na ni ñu jiite nii la ñoom ñoo yor pouvoir bi parce que ñi yor pouvoir bi ñun nii ñoo leen voteel jox leen suñu xaalis jox leen suñu alal kon ñoom li ñu war a def ak ñun mooy dundal ñu jàngal ñu kiir ñu jox ñu liggéey faj ñu loolu lañ war a def ak ñun kon bu ndee dem ñëw bay jël ay nit di ko dóor si doomu aadama yi loolu dañ koy ñaawloo te ba nit ñi jógee seen responsable yëpp a daw kenn gisatu leen bi sëriñ si nga xam ne sëñ Mountakha ak yenn kilifa diine yi nga xam nekk na fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax bu doon ñoom ñoo fexe ba jàmm ji am bi jàmm ci amee ñoom bi ñu jógee au lieu que nag ñu remercier nag ñu remercier sëriñ bi noppi dañoo tàmbali di wax naan da nga ñoo bett ak bu ñu ko defee ñu def ko bu ñu ko defee nangam ak nangam loolu c'est des discours irresponsables parce que ku daw ba làqatu kenn gisatu la ah léeg-léeg ñu dimbal la nga génn di naan bàkku naan naag bi beneen yoon vraiment loolu dimbaluwul président donc jàmm la ñëpp bëgg si dëkk bi jàmm ci président wax jàmm ci sëñ ji wax président loolu la nit ñi bëgg mais jàmm pour ñu def ko moom moo war a yor jàmm ji Macky li ñu ko sant mooy ñu aar ñu Macky li ñu ko sant mooy dundal ñu Macky li ñu ko sant mooy ñu jox ñu liggéey Macky li ñu ko sant mooy ñu jàngal ñu Macky li ñu ko sant mooy ñu faj ñu loolu lañ ko sant mais waxuñu ko muy indi ay nit muy dóor di ñëw di ay provocation ak force de l'ordre yi di gaañ ñi di ko def parce que jàmm lu ma ko bëgg jàmm lu ma bëgg jàmm tey ji bu mën a rombee saaga la xëpp la suuf këf sa pochette bu ma ne jàmm laa bëgg damay wax kon bu jàmm ji moom rek jàmm ci si moom la des ñun ñëpp bëgg nañ jàmm mais jàmm ci si moom la des ña cee responsabilité yiir nit ñi te nit ñi nga xam ne aussi ñoo commettre ces forfaits muy le ministre de l'intérieur muy le procureur muy le ministre de la justice ñooñu dañoo war a démissionner population bi nag sëriñ si naan ngan ñu pour ci am li war a def population xam ne li ñu bëgg bu ko defee jàmm bu soobee yàlla na ko am li ñu bëgg bu ko defut ñu xam ne nag ñun jàmm lañ bëgg mais nag duñ toog nag ñu ñuy lor ñu toog di seetaan suñu bopp loolu ñu koy jëm wax. beneen bi discours bi nga xam ne mooy ñëw temps yi def naa mon ami du Sow ñëw na si problème yi xeet yi si problème yi non mais c'est extraordinaire nan nga tàmbalee Macky moom faloo ba pare nga dégg na ko to bandum loolu foofu la yëf yi tàmbalee nit ñi ñëw ñi nga xam ne xamuñu ko tey jii ñu ngi ñëw di waxaat leneen ay journalistes di ñëw di bind dafa am yoo xam ne dafa rafetut dafa am loo xam ne dafa mën a taal réew ay problème askan ay problème waaso ay problème diine loolu soxla wuñ ko Sénégal existe depuis 1960 avant 1960 mais depuis 1960 am na suñu indépendance ay président jaar na fi kenn mësu def allusion si loolu kenn mësu koo def kon Macky waxaatal seen nit ñu xam ne ñuy def ñu génn si loolu te xam ne loolu boo amee Sénégal yàqu na tas ne tabu tasee du jariñ kenn ñun jàmm lay ñaan nan nekk benn ñu nekk suñu mbokki catholique yi nga xam ñoo fi la communauté catholique tey jii ñu leen di souhaiter ba joyeuse Pâques ñooñu ak ñi ni mel ak ñoom bu ñu àndee kenn du si xàmmee kenn kon noonu bëgg ñu àndoo ko nekk benn ba nga xam ne affaire waaso affaire diine yooyu nañ ko teg ci suuf ñu xam ne Sénégal ñëpp la Sénégal benn parti du Sénégal benn tarixa du Sénégal benn kii donc Sénégal ñëpp la ko doon àndoon nekk benn bokk ndey bokk baay li nga xam ne mooy intérêt Sénégal loolu la ñuy ñaan suñu borom. donc loolu mooy xam nekk na fi maintenant ñëpp xam ne actuellement li nga xam ne actuellement c'est problème élection locale bi gis nga moo tax maa ngi saluer waa Front de Résistance Nationale FRN di demander leen aligné avec mon ami Déthié déggul leen lu wax mais je pense que tous les autres partis doivent quitter ce simulacre de dialogue parce que dialogue bi du woon dara lu du piège opposition bi pour ñu di retarder échéance yi mag di profité di def li nga xam ne moo ko neex loolu rek moo doon problème avec dialogue bi mais comme wane nan ni waa coalition pouvoir bi liñ doon def mooy tardel nit ñi loolu ñëpp xam na ni loolu rafetul en tout cas ñoom bi ñuy voté dañ ni au plus tard le 31 janvier ñun jàpp ci date boobu na def élection yi en 2021 bi ñu def kooku on lui pardonnera pas ñu ngi koy wax na ko def nit ñi waxtaan loolu moom na ko def nu ouvrir liste inscription yi électorale yi ñi nga xam seen carte d'identité bàyyi amuñu carte électeur ñu def ko ñu def élection yi si jàmm loolu lañ koy ñaan parce que nit ñi ci population mën nañ ko ni ko
tey jii waxuma la yow booy du la xaar sax nga ñëw mais ñi nga teg fii ñëpp heure bu ñëwee dañ leen di bale moo tax ñun ñi nga xam ne dañ si opposition mais lancé appel ni ma ko ànd ak El Hadj Doudou Sow ñu nag ak ñoom Abdoulaye Fall Mawa ak yeneen parti aussi ñu koy waxtaanee ba le 10 xëy na ñu teg dara ñu lancé appel tous les autres partis d'opposition ñu def unité ñu ànd pour ñu xool ñi nga xam ne liggéey dëkk bi moo leen ñor ñu war koo def loolu dañuy ñaan nit ñi pour ñu war ko def nga ñëw tey jii ñu Macky vraiment dafa xamul dafa mënatul lan moo tax yow mu ngi voté projet budget en fin 2020 début 2020 wax réaffectation budget bi allocation budgétaire mais loolu moo xam ne mënu tey jii crise bi nit ñi wax soo nee xaalis rek mooy régler problème bi foo ne la xaalis rek foo wutul ay milliards mais c'est pas ça xaalis da ngay former koy jox boo ko li mu bëgg nga encadré ko ba nga xam ne boo ko joxee ba xam fi mu koy def moo tax loolu bu fekkee li mu wax dëgg la bu fekkee les 350 milliards yi wax dëgg la nous au niveau du parti alternative sénégalaise dañ encadré 1000 jeunes dañ encadré 1000 jeunes def leen seeni projet yu fiable ñu déposé ko bu fekkee dañuy xool si dossier pour déposer ko ñu leen war doon am bu boobaa ñu nan xam li mu wax dëgg la ak du dëgg beneen bi ces jeunes là bu yàlla def jot seen financement personnellement au niveau de mon cabinet jël en charge ñu former leen ñi nga xam ne ba wañ leen former on va faire avec eux ce qu'on appelle l'ABF l'analyse de besoin en formation bu defee analyse yi nañu xool ñi nga xam ne jànguñu ñu leen former en médecine ñi nga xam ne jàng nañu former leen en charge loolu ñu jël nañu ko pour encadrer jeunes yi nga xam ne bëgg nañu liggéey bëgg am entreprise di former leen en séminaire de formation d'entrepreneur loolu jël engagement bu fekkee ñu wax dëgg la bu dee 350 milliards wax la parce que day président boo xam ni lu fi mos a wax dañ si li wax mos dugg si parce que yéen ngeen teg ay fonds ay structures yoo xam ne mettre na ko pour l'emploi des jeunes kon bu courage ñoom ñëpp di leen dissoudre xam ne ñooñu vraiment amatul seen place fii donc loolu lañ ko wax parce que nit ki bu fekkee da ngay def dara boo ko defee bu amee benn at da nga ko war a évaluer nga xool ba xam baax na am baaxul bu baaxee ñu ko ndesi bu bonee nga teg ko suuf malheureusement structures yooyu xam ne échoué nañu structures yooyu boo xoolee fi doon ba léegi ñu ngi fi mu bëgg a créé waat leneen di ko teg si kaw parce que xaalis bi nga xam da koy génne ay charge de fonctionnement doog lay doon ay local la climatisé def ay kii ainsi de suite di paas ay essence ak yooyu di wut ay frais d'émission loolu doog la mais jëmuñu ko si jënd bu bëggee am na ko proposition concrète ba xam nañ ko woon xaalis bi dem directement au niveau de ces jeunes là ñu bénéficier ko ñu encadré leen ba xam ne bu leen ko joxee dañ mën a liggéey suqali ko am si loo xam sax ñu dem donc dañuy dem rek il faut ñu fàttali ko li nga xam ne tuur na fii de ñi fi xam ne ñàkk nañ seen bakkan si adduna bi dafa bari waxuma la xëy doon bar sàkk waxuma la ñi nga xam ne dee nañ si kii bi loolu na fi ñam doomu aadama dafa sacré il faut qu'il veille à nos sécurités il faut que répondre suñu préoccupation yi nga xam ni moom lañ soxla bu ko defee dañ mën a ànd ak moom ñu xam ne Sénégal jàmm la Sénégal loolu lañ koy indi beneen bi aussi élection locale ñu xool fii si zone nord bi nga xam ne fi lañ nekk te fi nga xam ne fas yéene nañ teg candidat tama wax li ma si dugal c'est très simple man je suis conseiller municipal au niveau de la zone nord bu ñu wote budget falaa nekk li ñu def falaa nekk mais fekkee dafa nekk mairie boo xam ni yow booy wax ñu déglu la tàcc la gërëm la te ku ñuy jëf leneen kooku météo confiance pour ñu ànd ak ñoom parce que maire bi fekk mu doon liggéey li nga xam ne wax nañ ko si conseil bu ko doon liggéey tey duñ ñëw fii di nekk ay jéem naan day nekk ay candidat ba nekk dara loolu duñ ko def donc loolu moo tax ñu bëgg a ñëw ñu ko Thiès Nord ni mu mel Thiès Nord comme ni ko waxee léegi sax plus de 122 000 habitants nos jeunes bu ñuy fubal tey jii ay manière soirée lay def ubbee Lat Dior te yooyu nekkul Thiès Nord au moins nos jeunes war na am fu ñu fubalee nga xool foo am population 122 000 habitants raw na yenn département yi raw na benn département yi kon département yooyu tey jii war na am lépp loo xam ne infrastructure yoo xam ni dëkk war na ko soxla bu ñu feebar bu ñu demoon si poste de santé yi amul feneen foo xam ne dañ koy fajoo ñu xam ne tamit jàng bi sooxee na parce que maire yi li nga xam ne mooy jëm si jeunesse bi ak li jëm si éducation jëm si santé bi loolu ay forêt yoo xam ne état jox na ko parce que jàng bu ñuy wax jàng du école toit bi rek école diine yi tamit jël ñu leen en charge loolu c'est un problème du question instructeur parce que ay taalibe jëleen di yor di leen jàngal te ñun jullit yi loo xam suñu kër muy dëj muy bànneex nit àlli way ñoom ñoo koy def ñooñu tam ne war a boole si askan bi xam si askan bi jël en compte les préoccupations kon ñu encadré parce que le problème des daara moderne ne résout pas ce problème là donc loolu tamit dañuy demandé nit ñi loolu lañ tax a jóg ñun moo ñu tax a jóg pour apporter concrètement ces préoccupations muy problème aménagement yi
xoolal zone bi ñaata tali fi am ñaata tali fa am Promoville bu du woon li mu dugal Jaxaar bu leen ko nombre de kilomètres yi am fii Thiès Nord lu ñu dëkk fii route nationale rek la xam route nationale bi nga xam ne avant ñu judd fi la nekk bi ñu juddoo fii ñu fekk amul leen loo xam ne am na pertaan dugg si dëkk donc yooyu dëkk da nga ko war a aménager dëkk dafa war a leer dëkk dafa war a set bi nga xool canal d'assainissement bi nga xam ne mu ngi jaar suñu quartier yi pour évacuer ko pour dal ko dem kër sëy mais ñun tey jii canal boobu bis bu si benn toñoon ñaan ñu ko yàlla ñoo si loolu te bu jaaroon suñu kër yi yàlla na mën dimbali ba dootu tur ndox si mbedd mi doo ñu wut ay fosse doo ci wut leneen dëkk bi gën a set donc il faut quand même ñu aménager dëkk bi ñun yooyu moo ñu tax a jóg pour liggéey suñu dëkk liggéey am noo xam ne bu ñu melee dañoo war a liggéey suñu dëkk defal ko ba xam ne da am espace boo xam ne vraiment ñun ñëpp day si mën a épanouir pour mën a liggéey si loolu bu ko defee tamit jeunes yi éducation yi gën leen jàppale aussi au niveau de la formation la culture jëfal artiste la affaire xam ngeen zone nord li fi am c'est de gorgé ay artistes dafa bari tey artiste ak le sport mën na kay industrie yoo xam ne actuellement mën nañ koo fexe ba dans le cadre de la coopération décentralisée pour ñu jëlee jàppale les jeunes dans ce domaine là donc vraiment loolu moo tax ñu jóg pour faj soxla doomu aadama yi te loolu bu ñu koy faj du man du keneen ñun ñëpp ñoo si jóg ñu ànd responsable politique yi nga xam ne ñoom ñu fa nekk ñëpp xam ne intérêt ñun population moo leen andi mais du ñëw pour bëgg sax def sa poche parce que bu doon def sa poche duñu woote duñu forme meeting du seet kenn dañu ànd ak ñenn ñu jox def suñu poche ñu ñëw demal suñu yoon donc loolu laa amoon wax si olof ngeen doon ma tuuti aussi. mbooloo mi maa ngi leen di gërëm di leen sant et puis di leen baalu àq ndax li ngeen def tey dafa mel ni man ngir ko defal parce que nag Omar sama xarit la yàgg nañu lool mooy dimbali lu bari quand on parlons aujourd'hui d'expertise parce que lui mooy sama expert entreprise pour mu clair musuma ko cee fay ñaari dërëm on s'est connu ça fait presque 20 ans un homme crédible quand je dis une chose par le sens de l'honneur à la patrie dama koy accepter c'est un homme de fervent de dignité et de comportement loyal li ma leen di wax nag dëkk bi fii ñu toll man ak moom ak Sow mii ak keneen ku bëgg président Sow je vous remercie mes hommages wax ni leen man day Thiès laa dëkk milité wu ma Thiès Nord mais Omar Badiane mooy sama candidat mook Sow fii ci Thiès Nord mënuma leen a wax nag ni ku fi def politique du sama xarit mais am naa droit def une sélection sélective te il est le meilleur suñ ko bëggee il est le meilleur suñ ko bañee il est le meilleur parce que man li may wax dama ko gëm du toogaayam moo tax ma ko wax mais dama ko pratiquer ay moromam dégg naa fii ñuy tudd léegi mburoog soow il m'intéresse même pas parce que lu ma mën a wax bi ñu nekkee ci coalition mburoog soow noonu laa ko tuddee rek mooy IDI 2019 j'étais le coordinateur départemental man mi maa doon liggéey ak moom ci tous les jours en tout le temps en tout lieu et en toutes circonstances kon suñu tamee moom ba muy dem di fekki soowam nañ ko naan mais na xam ne Ablaye Fall Mawo Daouda Sow ak Omar Badiane ñooy kaani di ci biir mburoog soow wasalaam. ñëw rek pour màggal bis bi delloo ko ak soxna yi nga xam ne ñoom la àndal ci bis bi pour wax ne rek suñu diggante le parti alternative sénégalaise mi ngi tàmbali depuis le mois de janvier 2021 la tàmbali boobu ak léegi dara ñaaw ci lépp dafa rafet ci diggante bi ay waxtaan yu xóot amal nañ ko suñuy diggante ngir rek jublu ci benn mbir ndaxte ñëpp xam nañu politique ñaari mbir la dañu di ay doomi réew nekk ay citoyen Sénégal jox ñu lépp ñu war ko delloo lépp ñëpp xam nañ en tout cas depuis indépendance ak tey jaarul lu ñuy wax lii ak lii ku nekk gis na su doon nit dama naan dafa feebar ñëpp xam nañ coono bi nga xam ne askanu Sénégal ñu koy dund et je pense que li fi xew dernière semaine yi ñu génn ku nekk gis na ko kon soobu ci politique day nekk lu war day nekk yoon ndax sa dëkk su la joxee yoon la nga delloo ko te comme que jàngoro yi ak tolof-tolof yi dañoo bëri yoon la ñu lëngaloog suñuy naataango ñi nga xam ne jàpp nañ du seen alal moo tax ñu leen di wax doomu aadama
du seen daraja moo tax mais seen jikko moo tax ñu leen di tuddee doomu aadama ndax nite te sang ba ca Medine bañ koy tagg ci alxuraanul karim tagguñu ko ngir alalam tagguñu ko ngir barrière or ba jikkoom moo tax ñu tagg ko te jikko boobu moo tax ñu ànd ak lënkaloog ki nga xam ne moo leen tuddee le président monsieur Omar Badiane ngeen tàcc ko bu baax. pour wax ne rek ba ñu nattee loolu ci moom jikko yooyu ci la ñu toogee wax ni kat yoon la ñu ànd liggéey ndax tey problème yi benn nit mënu koo gérer benn nit en tout cas mënu koo taraxlaayu coow la ak coono yoo xam ne tey jàpp nañu suñ ko bëggee saafara il faut en tout cas ñu doon say boobu nag wax dëgg fa yàlla moo ñu gën a engagé ci waxtaan ba ñu toog ba gis ni kon war nañoo mën a en tout cas créer li ñu tuddee coalition la boo xam ne donc ñi ko fondé mooy le parti alternative sénégalaise bi mu jiitee le président monsieur Omar Badiane ak ñun mouvement la SAGE bi nga xam ne samay naataangoo ak samay nawle ñoo ma jiital man monsieur Sow ñu fas yéene see ànd dem élection locale may wax ci loolu que coalition boobu mi ngi tudd booloo jug ngir sa gox mooy l'unité au service de la collectivité l'unité au service de la communauté incha allahu rabbi ci élection yi ñu jëm jàpp nañ ko ginnaaw bañ ko voté vendredi passé le 31 janvier 2022 maa ngi dégg léegi suñu président monsieur Mafal ma koy nuyu te di ko ziar bu baax a baax muy wax ni le président Omar Badiane ak man ak mouvement bi ak parti bi ñooy doon candidat am ci élection te ma koy dëggal di ko wax ni fas yéene nañ ci ànd liggéey ci ak ñaanu en tout cas kilifa yi ak yéen en tout cas seen taxawaay tem pour ensemble ñu mën a dem effectivement ci élection locale yooyu jël mairie bi ngir en tout cas liggéeyal Thiès Nord xale yi sonn nañ jigéen ñi sonn nañu loolu su ma koy wax sa xol bu tooy laa koy waxe sonn nañu ku dundul pauvreté mënoo xam pauvreté yàlla na fi yàlla fi jàmm metti na askan bi lu ñuy dund metti na lool je m'adresse aux jeunes bu leen xaddi metti na gaa nga jàng am sa licence sa toog munoo dem munoo dikk di yow di gis sa yaay te munoo koo jox sax lu mu mun a jëlee suukar wala meew bu juróom xam naa ci dara ndax bis bu yàlla sax ma di ko gis metti na aussi si suñu jigéen ñi ndax ñoo yor kër yi suñu papa yi suñuy frère suñuy oncle daw nañ ba xamatuñu jigéen ñi léegi ñoo yor kër yi avec yi ñuy dégg ñenn ñi di leen ci tiiñal nee ñi di leen ci xas ñoo yor kër yi mardi jeudi mercredi samedi ñu ngi daw boot seeni doom dem uti ji andi ci kër yi suñ ko tojee jënd ñu ci leneen pour jàppale seeni borom kër yi dama xam lu ñuy daj ñoom kon ngeen xam ne rek mbir bi ñoo ko bokk lii benn la début bi la mais ngeen xam ni li nga xam ne moom lañ bëgg a sasoo tey mooy ànd ca yéen ngeen xam ni ñun ak yéen benn lañ réew mi li fi nekk politique duma ne moo am solution yi yëpp ndax monsieur Omar Badiane ak man ak sama morom yoruñu baguette magique mais jàpp naa ne ku ne si àndee xelam ku ne si àndee xolam ñu boole ko mu doon benn mbir yi mën na changer kon ñu wóoluwante jàppalante te incha allah rabi monsieur Mao Fall di teew moom ak i naataangoom dañoo boole ci beneen coalition boo xam ne soo ma ko may ma wax ci monsieur le président incha allah rabi au niveau national ñoom ñu ngi si def liggéey incha allah nañ see ànd ak ñoom ak suñuy naataango yeneen président xam ne ñu ngi nekk au niveau national maanaam 19 ba 20 partis politiques ñu ngi ci waxtaan pour taxaw tamit au niveau national andi suñu contribution ci réew mi kon liggéey la boo xam ne fii lañ ko tàmbalee au niveau local ndax bay si say wayu tànk mais li ñuy fas yéene wëyal la jusqu'au niveau national ndaxte kat soo bëggee mu changer il faut nga bokk fa ñuy décider soo bëggee mu changer il faut nga bokk
fa ngay xam ni fa la ñuy nasee du nocc soo bëggee mu changer il faut nga yëkkati taxaw soo bëggee mu changer il faut sa kàddu jug soo bëggee mu changer da ngaa war a taxlaayu doon bàyyi fàllu askan bi donc jàpp leen ni pour gàttal fas yéene nañ bis ni ki tey doon bàyyi fàllu askanu Sénégal man ak le président Omar Badiane ak ñu ci àndal liggéeyal Sénégal ndax Sénégal moo ñu ko jox te dinañ ci dee ba en tout cas donc Sénégal mën a changer may santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala booy effectivement nekk lu am solo ndax fan yii weesu dégg nañ débat bi nga xam ne lëmbee na Sénégal bi ci njëkk mooy des problèmes confrériques wala des problèmes de religion wala des problèmes d'ethnie amul Sénégal bu ku ci nekk maanaam ku nekk yorul Sénégal am boot ko déedéet amul Sénégal boo xam ne musulmans yi ñoo ko moom amul Sénégal boo xam ne catholique yi ñoo ko moom amul Sénégal boo xam ne benn confrérie moo ko moom amul Sénégal boo xam ne benn ethnie moo ko moom Sénégal ñëpp ñoo ko bokk ndaxte ñoo bokk ndey ñoo bokk baay koo laal ka ca des kon nañu moytu débat bu mel noonu ndax safara kat mën nga koo taal waaye xamoo fa muy yem kenn xamu fu mu yem wax joo xam ne nag mën nga ko yëkkati te xamoo la muy juri ëllëg jarto yëkkati man Haalpulaar la joolaay samay mbokk lañu séeréer yi samay mbokk lañu faale li nag jaay ni kon Sénégal lan moo fi des kër goo dëgg soo fekkee jullit soo ko laajee ñaar ba ñetti mbokkam dina la ne catholique lañu kër goo dugg fekk fa catholique soo ko laajee ñaar wala ñett dina la ne samay mbokk musulman lañu kër goo dugg fekk fa catholique soo ko laajee turam soo la waxee benn ñaareel ba turu musulman la damay dugg ci këru catholique au lieu que ñuy waatee sax yonent yàlla Insa kan la ñuy waatee sëñ Fall wala sëñ Babacar loolu mooy Sénégal fettu catholique la ñu nekk actuellement Pâques tey dimanche bi kër goo dugg suñu toggee ab ñam jagleelu ñu ko catholique yi rek dañ koy boole ak musulman yi ñun suñu fet dañuy tibb yóbbu leen kon ñun ñëpp benn lañ kon ñu santaat ñëpp di gërëm ñëpp.